dañu wax ni ñun G20 dañu woo tey journalistes yi pour ñu waxtaan ak sénégalais yi pour ñu fésal ci sénégalais yi ni leen G20 di kuréelu jàngalekat yu mat ñaar fukk ak juróom-ñaar lënkale nañ seen doole ba déposer seen préavis de grève bi déposé nañ ko alxamis bii weesu préavis bi nag li tax ñu déposé ko mooy gouvernement bi dafa déggoon ak ñun ca 2014 muy juróomi at ci ginnaaw lam déggoo woon ak ñun lépp France daal di xëddeen la ca ëpp defu ko te buñ jëlee poñ yi ci gën a siiw ñu lim ko mooy bi ci ëpp doole mooy këyit yi jàngalekat yi war a jot ñu tudde ko këyit yi war ne seen avancement ak seen année yan liggéeyoon te ñu war leen koo jox ak yi nga xam ni moom mooy këyit yi nga xam ne moom mooy firndeel ni ñoom war nañoo jógee ci bii niveau dem ci beneen mooy lépp luy këyit yu jàngalekat war a jox gouvernement da koo téye parce que xam na ne bu ko joxee jàngalekat da leen di ameel xaalis moo tax mu naj ko léegi nag dañ ni gouvernement bi loolu na dakk na delloo na jox jàngalekat bu ne këyitam bu ci waree jot boobu mooy première ñaxtu bi ñaareelu ñaxtu bi mooy jàngalekat danoo ameel bor bi toll ci téeméeri milliards waaye ku sa mbootu jotul waroo booti gamb loolu la olof yi wax kon nag moom comme mi ngi def lu ko neex di guutaandaat nañu jox sunu téeméeri milliards yi ñu ameel dañoo bëgg jàngalekat yi comme ndóolal nañ leen ba nu ndóol bor bi ñu leen ameel muy téeméeri milliards na leen ko fay ci nu mu gën a gaawe boobu mënatul a xaar ren leen bëgg ñu fay ñu sunu xaalis beneen bi mooy li nga xam ni mooy bor boobu suñ leen koy jox ñu tuddee ko ay rappel bu leen di jox bor bi lu leen jox ci loxo ndeyjoor dañ koy nangu ci loxo càmmoñ maanaam dañ koo wutal ay impôt boo xam ne dafa jéggi day wa ñu ne leen nag l'impôt yi jéggi na day wa ba jéggi day wa boo xam mënatuñ ko accepter jàngalekat bu jot sa rappel at mi li ci des lépp da ngay toog di dootoo dund ak sa famille parce que impôt boo doon fay fukk da nga fay juróom-benn fukk wala juróom-ñaar fukk donc yëf yi jéggi na day wa léegi nag ñu ne loolu na dakk beneen bi mooy ni ñuy salfaañee ak yelleefu jàngalekat yi di leen jaay doole di affecté jàngalekat yi ci jaay doole alors que loi bi dana jàngalekat waroo koo jëlee fu la neex yóbbu ko fu la neex léegi nag barki dem boo njaay ñu def ko fukki jàngalekat ak juróom-benn ca Prytanée militaire bu Ndar fukki jàngalekat ak juróom-benn yoo xam ne jàngalekat yu xarañ lañ te tooñ ñu kenn ñu xëy ni leen di ngeen fiy jógee jaay leen doole beneen bi mooy ay jàngalekat yu nekk ci daara yu lalu yi yu Fann ak Jël Jóob ñu nekk ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu xëy ni leen da ngeen fiy jógee jaay leen doole kon nag ñoom lañ doon doxale ak yeneen nguur yi fi amoon nguuru président Macky Sall dafa ñëw pour foqarti li nga xam ne moom mooy li nga xam ne ñun dañ koo xeexoon ci suñu syndicalistes yi fi jiitu woon Sénégal ñoo xeexoon ba am ko kon nag ñun duñu mujjee pousse bi mu réer président Macky Sall ak gouvernement am nañ dakkal li ñuy def parce que duñu nangu jàngalekat yi kenn di salfaañi seen àq ak seen yelleef te dara du xew beneen bi nag mooy ñun dañoo waxante ak jàngalekat yi ni leen validation bi liñ ci déggoo ak nguur gi mooy limu at yi nga def balaa ngay doon fonctionnaire lim boobu lu mën a toll dañ koy xaaj ñetti xaaj bu ñu xaajee ñetti xaaj ñu delloo la ñaar yi nga ñàkk benn bi loolu lañ diggee ñun ak nguur gi ca 2014 waaw nguur ma gis te tamit ba noppi la ca war a ànd ci koppar tamit ñu jox la bu dee limu koppar nangam la ñu jox la ñaar yi nga ñàkk benn bi léegi nag nguuru Macky Sall xam lu muy def bu dee delloo jàngalekat yi validation boobu day jël at yi ñu liggéey jox leen ñaar yi téye benn bi waaye buy fay danaan moom du joxe ñaar benn lay joxe téye ñaar yi donc foofu day jalgati lam déggowoon ak ñun kon nag daa ameel jàngalekat yi xaalis képp kum joxoon xaalis ci sa rappel validation bu dee fonctionnaire nga Macky Sall ameel na la xaalis maanaam lu toll ne lim la jox parce que ñaar la war a jox la benn kooku nag dañ ne ko na delloo jàngalekat yi seen xaalis ñi jotagul na leen jox seen ñaar waaye bu mu leen jox benn lii G20 da ciy taxaw xeex ko. loolu lu leer la parce que ñun bu ñu déposé ñun G20 sunu préavis de grève mooy dañoo pare pour xeex ñun moom pare nañ pour xeex ñun duñu comme G6 parce que G6 moom ay syndicat wuyaa lañ yoo xam ni dañoo ànd ak nguur gi di complot ci turu jàngalekat yi ñoom ñëpp nag ñi fa nekk syndicat ya fa nekk ci daara yu lalu yi ak yu diggu doomu yi complot ci turu jàngalekat lañ fi nekk ba jàngalekat yi sax presque banañ leen jàngalekat yi nee nañu ñëw leen ci terrain bi wax ak ñun ngeen leeral ñu li ngeen bëgg a xeex parce que ñun xam nañ suñ tur ngeen di xeex kon nag ñun noo ne waa G6 yi nga xam ñoo ne woon ñoom ñoo yor turu jàngalekat yi ñoom ñoo yor baatu jàngalekat yi ñoom war nañ jàngalekat yi nag nee nañ ñu war googu yéen ñii nga xam ne ñun lañ am yaakaar ci yéen ñun yaakaar googu bu leen ko tas
te ñun ñi ngi wax jàngalekat yi ñun G20 que duñ tas seen yaakaar daan wàcc ci terrain bi waxtaan ak ñoom ci jafe-jafe yi wax leen nin bëgg a wax xeex bi ñoom it ñu wax seen xalaat ñu tënk ko ñu déglu nag gouvernement bi bu weer wi jotee te gouvernement bi woowul G20 pour ñu waxtaane jafe-jafe yooyu ñu teg ci taabalam da ngeen ñu dégg ñu commencé génne nag jaasi ji xeex ak ñoom parce que nag xeex dootul mën a ñàkk plan d'action bi nag li ñu bëgg a def mooy dañuy jàmmaarloo ak nguur gi ca niñ ko daan defee daañ def suñuy sitting daañ def suñuy marche incha allah ci Dakar ak ci région yi daanu joxe suñuy mot d'ordre de grève jàngalekat yi du ñu faste xànc ak moroomam xeeti xeex yooyu nga xam ni ñun ku ñu xam-xam ni loolu xam nañ ñu koy defee waxati ma nag jàngalekat yi ni ñu pare nañ ñoom pour ànd ak ñun te liñ jotagun loolu la waaye dañ ko bëgg a gën a firndeel moo tax ñu bëgg a dem ci terrain bi waaye groupe WhatsApp yépp soo ci duggee tey ñi ngi wax ñoom jàngalekat yi ni G6 tas nañ suñu yaakaar kon nag yéen G20 yaakaar ji ci yéen la nekk kon yéen nag ñëw leen taxaw ak ñun ñu ànd xeex ak nguur gi parce que G6 moom day complot ci suñu tur kon nag lii mooy mbir mi non loolu amul en réalité jàngalekat yi nga xam ne avec nañ leen dem seen classe mooy dañ leen a jox ay emploi-temps yoo xam ne amuñuy classe parce que yooyu mën nañ la cee jox ay exemple mais képp kuy jàngalekat actuellement ku ñu affecté dem nga sa lieu de travail dem toog sa fa ngay liggéey gouverneur boobu loolu moo wax partagé wuñ ko xam nga gouverneur yi ñoom lu arrangé état rek la ñuy wax parce que gouverneur mooy état lan mooy gouverneur mooy ki fi toogal président de la république ci région bi kon li intéressé président de la république lay wax mais amul benn jàngalekat bu ñu affecté actuellement mu toog këram amul. waaw léegi nag Innocence Ntap Ndiaye foofu laay jeexale Innocence Ntap Ndiaye moom ndeysaan dañ koo jox loo xam ni mooy li ñuy wax ñi nga xam ni bàyyi ma mel ni bàyyi ma boo xam si fu tooy nga dal moom weñ la rek fu tooy mu dal parce que PDS la nekkoon waa PDS ñàkk nguur gi mu dem ànd ak waa APR ba waa APR jox ko au conseil dialogue social donc moom dan comme ci pàccoo réew mi lañ ne moom dañ koo jox wàllam waaye joxuñu ko ci xam-xam joxuñu ko ci xarañteem kon nag Innocence bari ki dem wax ji mu wax ju réy noonu kun jox institution dialogue social nga xam ne mooy da ngaa war a boole ñëpp pour jàmm am Innocence mën a wax ju réy noonu pour bot di liggéeykat yi xam nga kooku moom comme dañ laa wax ne la kaay boole ñëpp jàmm am ngay féewoo la ñëpp ba ay di juddu kooku xam nga yow jeexal nga moom fi mu toll nii moom dàq na boppam moom Innocence Ntap moom dàq na boppam léegi président Macky Sall moo ci des. léegi li ñuy xaar ci président Macky Sall mooy mu dàq su fekkee mënu koo dàq te xam na ni wax dëgg yàlla au conseil dialogue social moom nërmeelu na parce que bi mu ko créé ak léegi amagul benn njariñ bu mu wane ci réew mi amul benn saafara bu mu andi ci diggante liggéeykat yi ak ki leen di liggéeyloo kon ñun jàpp nañ ne président de la république na dàq Innocence Ntap Ndiaye parce que wane na ak nasax wane ne xamul dara wane na ne moom wax dëgg yàlla lu ñu ko dénk la rek pour seet lu ko neex ndax ab transhumante la waaye moom xam-xamam wane na ni néew na kon nag mënuñ laa jox lu réyee noonu doxaloo ko ay ati at ba noppi ñu kon ne la ko jox ci sunu xaalis xam lu ñu bëgg président de la République dàq Innocence Ntap Ndiaye boo wala ilaa mu daal di tas au conseil dialogue social parce que au conseil dialogue social ci nii mu tëddee amalul benn njariñ Sénégal lu dul yàq suñuy koppar donc loolu mooy suñu position ñun waa G20. dafa am programme bu ñuy déroulé depuis 2011. mu tudd curriculum de l'éducation de base programme boobu moom moo nekk en cours dans le CEM au niveau de l'élémentaire ñu gis ne programme boobu noonu ci niñ koy doxalee am na ay manquements yu nga xamante ne bii c'est noté am na ay recommandations yu ñu defoon jëbal ko le gouvernement du Sénégal pour que gouvernement bi redresser manquements yooyu mais booba léegi gouvernement bi waxu ci jàngalekat yi dañ leen a placer devant les élèves avec des difficultés pour ces manquements non comblés ñuy jàngale di dem avec beaucoup de difficultés contraintes yooyu ak li nga xamante ne bi moom moo nekk ci curriculum boobu loolu moo tax ñun comme suñ préoccupation mooy li ñu itteel mooy njàng mi ak njàngale mi jëm ci kanam parce que nag dañoo nekk doomi sénégalais ay sénégalais lañ parce que nous avons une double responsabilité nous avons une responsabilité professionnelle ak responsabilité citoyenne donc lépp luy jëmale njàng mi ak njàngale mi kanam loolu ci les G20 di taxaw ci loolu la ñuy dox loolu moo tax ñu ne curriculum boobu nañ ko auditer évaluer ko pour ñu xam exactement ñu càmbar ko xool les difficultés pour que ñu tegg ko pour que njàng mi ak njàngale mi jëm ci kanam beneen mbir mi aussi mooy la FAEC c'est le fonds d'appui aux examens et concours kenn ku nekk xam nga ne ay milliards la fonds boobu di dajale at mu nekk te amul kenn ci Sénégal ku mën a xam fonds boobu nu ñu koy utiliser
depuis ñaari at dañu ne élève bu doon def CFE da nga daan joxe juróom fukk tey ñu jël benn arrêté ne élève buy présenté au CFE ñaar téeméer ngay joxe da ngay jël ñaar téeméer multiplier ko par le nombre d'élèves yi présenté au CFE c'est beaucoup de centaines de millions ñu ne élève bu daan présenté au BFM da ngay daan joxe 500 francs tey ñu ne élève buy présenté au BFM da ngay joxe 2000 francs jëlal 2000 multiplié par le nombre d'élèves au BFM tout de suite le calcul est fait bépp enseignant buy présenté wu au CAP da ngay joxe 10 000 le concours de recrutement des élèves maîtres tout candidat qui se présente da ngay joxe 10 000 loolu lépp bu ñu ko dajalee te c'est des milliers de candidats mu nekk ay milliards nga xam ne gouvernement bi par le biais du ministère de l'éducation moom moo koy gérer te amul benn nit koo am accès ci loolu ñu jàpp ne comme xaalisu contribuable sénégalais yi la xaalisu askan wi la xaalisu njàng mi ak njàngale mi la xaalis boobu képp kuy sénégalais war nga xam nu ñu koy utiliser ak fan lay dugg parce que paquet bi nga xam ne depuis 2013 moom la gouvernement bi di dérouler dans le système dafa am benn composante bu am maanaam bu ñuy tuddee la transparence comme gouvernement moom moo dugal transparence ci biir programme bi ñun en tant que organisation syndicale dañuy exiger à ce que loolu gouvernement bi jëfe ko qu'il y ait la transparence pour que ñu xam sénégalais yi xam xaalis boobu ñuy dajale fu muy dugg fan la ak laka lay jariñ